ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar en espérant que yéen a ngi ci jàmm seen émission solution ñëwaat na tey ci samedi bi comme ni ma ko promettre woon tey moom dañuy wéttali ko bu baax wéetu ma nag ci sama plateau maa ngi dalal sama ay invité Aïcha nuyu naa la. waaw fay naa la Charmel maa ngi nuyu internet yi ñëpp ñu ñuy seetaan di leen nuyu yéen ñi ma bokkal plateau bi di nuyu waa Sénégal di nuyu clientèle bi di nuyu sama famille ak sama borom kër maa ngi leen di ziar di kontaan bu baax ci invitation bi. merci beaucoup Aïcha Ndeye Fatou. waa Charmel maa ngi nuyu Sénégal àdduna bi yëpp le monde entier parce que ñëpp ngi seetaan émission bi te ku nekk ak dëkk ba nga nekk maa ngi nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan ak ñi ñu seetaanagul nañu branché wu seet di ñu seetaan na émission bi am na solo solution am na solo maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sama waa kër di nuyu sama njaboot lépp képp fu ñu munti nekk famille Jool ak samay doom samay sœur samay doomu baay ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ak sama waa koñ yëpp ñëpp a ngi may encouragé. ok merci. non ko sax merci beaucoup Ndeye Fatou Aïcha ñu ngi leen di dalal bu baax ci suñu plateau alors suñu thème tey comme ni ñu ko waxee woon ni ma ko annoncé woon ñoo ngi waxtaan tey waxtaanu biir néeg. biir néeg sëy ci biir néeg tey ñu ngi jóg pour couple yi secret yi ruq-ruqaat yi baax yeeg jonge yeeg loolu lépp ma andi leen sama benn coach love dama la fàtte présenter ci sa fonction de coach love di ñu ci xuusal tout à l'heure bu baax a baax coach love nag andi nañu ay bagages yu bëri ay thèmes yu bëri ay waxtaan yu bëri ñu am suñu ay questionnaire Ndeye Fatou léegi yow keroog yaa ngi ñu doon xóotal ci famille expérience et tout Ndeye Fatou tey balaa dara biir néegu sëy soo déggee biir néegu sëy loo ci xalaat loo mën a wax. biir néegu sëy li ko dal dafa bari de Charmel li nekk ci biir néegu sëy bari na lool ndax lépp a ngi ci biir man damay wax biir néegu sëy moo pañe dox daje yam dañuy wax lépp ngi ci biir dox daje mais biir néegu sëy lépp ngi ci biir mook dox daje ñoo yam. dëgg la. jigéen ñi war nañu jonge góor war na jonge puisque jigéen ñu bari ñu ngi réclamer góor ñi nañuy ànd ak xet bu neex jigéen ñu bari ñu ngi réclamer loolu na góor ñi ànd ak xet bu neex dañu foog ne jigéen kese moo war a am xet bu neex wala moo war a xeeñ lu neex wala waaw te góor tamit ni jigéen war a xeeñee xet bu neex noonu la góor war a xeeñee xet bu neex. dëgg la Aïcha yow mi yëngu ci wàllu woowu yow loo mën a wax ci jonge man ci biir néeg sax laa waxoon mais comme ni nga waxoo ko jonge tey sëy ci biir néeg dafa vague dafa yaatu comme ni nga wax dañuy taxaw ci benn point tey ñu ngi wax waxu jonge ñu ngi wax waxu femme et astuce ñu ngi wax li koy neexal ñu ngi wax li xew ci biir néeg bi entre couple bi tey foofu la ñu mën a yem ba beneen samedi incha allah. d'accord alors loo ci dégg. alors li ñuy wax rek mooy que jonge dafa vaste te malheureusement Sénégal bu ñu waxee jonge ñëpp seen xel ci jigéen lay dem mais couple lañ wax donc couple kan moo ko constitué jëkkër ak jabar muy góor ak jigéen donc kenn ku nekk ci ñoom tey dafa am loo war a apporter ci seen vie de couple donc ni jigéen bi di demee di wër lan mooy neexal biir néegu sëyam naka la war a communiquer ak jëkkëram ci seen intimité noonu la ko góor tamit war a tamit seete nan lay bégalee soxnaam. voilà d'accord damay faral di dégg ñuy wax ñu naan ay jigéen yu bari dañ koy wax sëy neexaayu sëy du ca lal ba kese loolu tamit maa ngi dégg ñu koy wax par exemple am na ku ma doon waxtaanal démb mu ngi naan ma Charmel jigéen ñi boo demee na nga ma leen waxal ku bëgg sa sëy neex wala kuy waajal sa guddi bul xaar ba guddi ga waaw nee nañu du ci instant ba nee nañu danga koy yendoo loolu diine moo ko njëkk wax diine ci boppam
wax loolu suba bu jot nga dégg ko ci ñiy waaraate duñu oustaz nag mais ñu ngi leen di déglu diine ci boppam moo njëkk a wax set même bi corona bi ñëwee dégg nga ñu koy wax ne diine ci boppam moo bëgg a set lu set donc kon diine jiitu ci loolu après ñuy soog a ñëw. D'accord. Aïcha Khoussal. Effectivement comme ni mu ko waxee diine déjà moo ñu njëkk a jàngal ñu naan éducation ñu naan éducation sexuelle éducation ci comportement bi nga xamante ne moom la couple bi war a am ci biir néegu sëy bi et comme ni nga ko waxee léegi balaa ñuy yegg ci acte bi dafa am lu jiitu mooy préparation bi dafa am solo muy ku ci ku góor ki di ko ci ku jigéen ki tey war nañu xam ne ah tey am na luy xew dëgg la parce que boo ñëwee rek jàll ci acte bi dina am frustration bu bari buy am donc il faut que ñu préparer xel yi léegi xel bi nag hypophyse bi mooy tax cellules yi ci yaramu nit ki xam ne ah tey am na luy xew loolu moo may neex alors samay internet du Dakarois 221 maa ko fi promettroon maa ne woon tey dañuy waxtaanee biir néegu sëy sans tabou léegi nag da ngeen di bàyyi caaxaan yi Ndeye Fatou yow ak Aïcha jublu leen ci affaire yi Aïcha moom c'est balaa ñuy jublu ci affaire bu jonge bi il faut ñu wax am na ay affaires yoo xam ne tamit ñu bëri ñu ngi ci biir néegu sëy te xamuñu ko te da leen di gaañ ndax ni nga mënee xool li neexal biir néeg bi tamit dafa am lu nekkaat ci biir néeg bi luy yàqa dama nekk benn daara di fa jàng soxna Mariama maa ngi koy nuyu di ko ziar si jabaru oustaz Habib sëñ Habib maa ngi koy ziar mais daf ñu jàngal yu bari yoo xam ne diine moo ko wax ci biir sëy mooy yow jigéen bi yaa ngi nekk sa jëkkër ngeen nekk ci diggante bi ngeen nekk balaa nga sa jëkkër di sëkk ak yow jigéen bi am nga loo war a wax ak góor bi mooy dàq seytaane benn ñaar bu ngeen nekkee ci li ngeen nekk pour sutura pour wax ji rafet bu ngeen nekkee ci li ngeen nekk serviette bi ngeen di fompoo waru leen ko bokk parce que day tas diggante day mel ni dañ leen xabtal day yàq lu bari loolu noonu te fii ñu bari ñu ngi koy def te xamuñu ko dañuy bokk serviette te waruñu ko bokk waaw loolu xam naa dinañ ci ñëw façon yooyu dinañ non ci balaa lii di ñëw loolu dafa war a ñëw waaw dinañ ci ñëw parce que par exemple su may wax à chaque fois que war nañ am présence masculine ci plateau bi dama koy bëgg maa ngi ñaan des fois su may approché ay góor ñu xam diine bi mënoon ñu gën a xuusal si loolu xam naa ñun tey duñ ci mën a wax lu bëri ndax lañ ca xam bëriwul mais li ñu yokk ñi ngi jël nañ ko dinañ ci bàyyi xel bu baax prochaine fois ma wut benn ku xam dara ci mbir mi ñëw toog tojal ñu ko fi ma doon waxee sax du foofu bi ma naan nañ jëm ci sama thème tey dama tàmm aussi di wax ne que damay promouvoir entrepreneuriat féminin donc tey sama invité bi sama coach love bi Aïcha tu nous parleras xam naa de tes trucs là sa entreprise et tout léegi Aïcha yow par exemple comme tu gères les couples est-ce que ça t'arrive souvent wala ngay gis souvent des couples yi nga xam ne ça ne marche pas côté sexe ça marche pas du tout effectivement comment ça se passe effectivement da nga ciy rencontrer lu bare sax parce que comme li ma wax gis nga couple déjà ci début bi dañu war di communiquer ci lépp buñ ne communiquer waxuñu pour toog waxtaan nii waxtaanu àdduna non mais intimement daf ci am solo parce que ki couple bi nga xamante ne tey dañu ñëw ñu am problème ci seen intimité am na lu ko waral incompréhension parce que ku góor ki mën na xam exactement soxna bi mu am ban genre la lan moo ko neex ak lan moo ko neexul ci biir intimité bi am na yoo xam ne mu ngi koy def te yëngalu ko loolu dafa am solo jigéen ñu bari dañuy simuler ci seen biir ménage dañ lay wan ni ça va ñu ngi yëg bànneex mais fekk yëguñu dara loolu nag li koy faral di andi mooy amul communication yenn saa yi ku jigéen ki day ruus sa wax ni man lii moom ma neex
ak ku góor ki tam. ku góor ki tamit yenn saa day ñëw rek nii moom tamit mën na bañ a yëg bànneex day dem ci acte bi parce que voilà danaan bëgguma amel ak sama soxna na def li muy def bu paree jóg dem fekk moom tamit yëgul dara donc lan moo andi loolu il faut que couple yi di waxtaan réellement parce que bu ñu nee couple te yéen ñaar lañ boole ngeen sëy waroo leen am rusukaay ba yegg ci yenn yi warul am léegi nag rusukaay boobu noonu mooy andi manque de communication boobu ci xamle man kat lii ak lii moo ma neex te gis nga ci kaw loolu sax ñun par exemple man tey maa ngi préparé benn box secret boo xamante ne day faciliter couple yi communication boobu ci naka da ngay gis ci biir box bi di nga ci gis ay questions yoo xamante ne war nga ko poser soxna si ci jeu de couple lay doon léegi nag ci biir jeu boobu noonu tey ki nga séqal sëy bi dina la mën a wax réellement lii ak lii ak lii tey da ngeen di fo da ngeen di fo mais ci kaw fo bi ci ngay xamee exactement lan la ki ma nekk lan la bëgg mais des fois nga daje góor boo xam ne mooy li ñuy wax ci góor pour mu jonge des fois nga daje góor boo xam ne moom mooy dem jënd ji li ko neex du ci ruus du amul complexe bi effectivement day dem jënd li ko neex effectivement muy nuisette muy fer bu dijj ba wala bu sew ba ñooy dem nduggal lépp seen bopp ñoo jox la loolu tam sopp nañ ko loolu tam neex na Ndeye Fatou am na góor yu koy def am na ñu koy def dafa bariwul au fait te boo rëyee ruus du baax biir néeg ba du neex waaw si sa expérience Ndeye Fatou ak li ñu doon waxtaan la dernière fois par exemple jigéen bu nekk sa biir néegu sëy yëgoo sa borom kër comme ni ñuy wax simulation bi sëy bi te nga nekk ci sëy bi yàgg ci sëy bi loolu ndax neex na nu ko jigéen di dundee da ngay toog rek daal waroo toog te jigéen waru ko dund parce que yow nit nga kii moom la yàlla booleel ñaanoo yàlla génn fa ndax loolu xam nga du génnee kenn ci kër ñaanoo yàlla génn fa te xamagoo te ñaanoo xam nga ne lii kon maa ngi fii dund xamaguma kañ ngay jeex yàlla na tere yàlla tere xëñ na dee mooy tax mu jeex mais il faut nga toog nga wax nit ki lii laa bëgg ak lii laa bëgg waaw mais ak ñi ma ko sañ a wax maa ngi ciy jéggalu tax na jigéen dem jigéen ñi dem yëpp li ci ëpp da ngay dégg liñ la wax rek ñàkk ngóor gi dafa bari looloy dem loo jigéen yu bari te am nañu mu dem loowul waaye na fekk mu dëggu ci yow am na ñoo xam ne doylu nañ loolu ñu ngi toog jàpp seen ñàmbur kenn xamalu leen ko sax faf ñàkk ngóor googu coach Love yow ak Ndeye Fatou sax laay wax ñàkk ngóor googu en général couple dina ko dund mu jafe nga mën nga comprendre mën nga am compréhension toog ndaw si mën na toog mais comme mën na ndeysaan juum def lu bon comme tamit mën na dem mais comme yow mi par exemple di tàmm di waxtaan ak sa ay client ku ñëw ci yow am problème boobu loo koy digtal luy yoon bi xam nga problème mu ngóor dafa nekk loo xamante ne ku nekk ak ni nga koy dundee am na tey ci biir couple ñoo xamante ne dina dal ku góor ki soxna si du ko gaaw a yëg mu ngi koy rejeter soxna si du comprendre lan la kii lu tax mu may rejeter lan moo tax su ma ko soxlaa mu daw mu créer histoire mais xamul ñu ngi koy théâtre sax voilà xamul naka la kay sangoo garab merci sëriñ bi nee na naa toog juróom-ñaari fan temps boobu yëpp pour faju la voilà parce que boobu mu ngi ut solution ci suuf mais bëggul jabar ji duñu ko wax ak ñun mën na ragal day ragal parce que loolu moom ñoom dañuy tiit fokk buñ ko waxee rek ndaw si dem léegi nag ci ragal boobu noonu mooy tax muy rejeter ndaw si di boobu mu ngi ut solution ci suuf soit mu ngi dem hôpital wala mu ngi dem si keneen ak keneen mu di ko faj muy si sëriñ si et cetera léegi nag foofu ndaw si incompréhension day am parce que day poser wu question lan laa def sama jëkkër ba nanguwul sax ma jege ko fekk boobu jëkkër ji boobu xel mi nekk ko fi léegi nag tey kooku noonu teel a xalaat loolu sax moom ndaw si déedéet du ko xalaat du ko xalaat parce que danaan non wala sax yenn ñi bu seen xel gàtte dañ naan day dem seeti feneen loolu la ñuy wax fekk foofu boobu waa ji moom mu ngi ay problème am léegi nag tey jii nii lan moo war a am dara bu amee muy problème dañ koy toog ñu waxtaane ko
suñ ko waxtaanee ku jigéen ki bu amee ngor li muy njëkk a def mooy lan mooy toog xool naka lay dimbalee borom këram mu génn ci situation boobu mooy ut solution bu fekkee ne nag ah ndaw si gorewul wala leneen la bëgg day buub ay bagage am ne danaan la carrément man dama fay togg di la xale bu ndaw laa et cetera am na nag ñu koy def malheureusement te nag ci li sama gis-gis def bi mooy que li ñuy wax réellement bëgg gi amu fa ndax nit ki boo ko bëggee su nekkee ci situation lu mënti ñëw da ngay toog ngir utandoo solution ensemble parce que solution mënul ñàkk loolu léegi nag problème bi mooy ki toog est-ce que am na patience su muñal jëkkëram ci loolu am na ci ñoo xamante ne ah seytaane jàpp leen ñu dem def li naka su dul noonu yooyu yëpp tamit dafay am mais am na solo tamit ñuy wax comme li nga wax au début mu ànd ak communication parce que yow ku jigéen ki xam nga balaa ngaa toog nga xam la la toogloo su fekkee ne waxoo ma dara may juga ko daanu di sonn di def lu nekk yow yaa ngay dangay voilà su fekkee yow waxoo ma dara may xalaat leneen xelu jigéen dafa gàtt bu baax dafay xalaat yaa ngi gis feneen wala yaa ngi koy loolu lay njëkk a xalaat sax waaw kon loolu noo fay toogee loolu lay njëkk a xalaat moo tax nag waxtaan baax soo amee tey lu la dal waxtaan ci ak sa soxna la communication waa kay nañu di waxtaan pour guddi yi di gën a neex diggante yi di gën a neex loolu la ñu wax léegi Ndeye Fatou yow sax xam naa ne parce que laal nga sànq fenn fi nga xam ne dinaa ko bind moom il faut que ñu ut islamologue wala ñu xam dara parce que yooyu tamit c'est important même ci suñuy sos suñu doom jur suñu doom yi ndax fa nga doon jëm si xam naa ni ndax bu ñu waree am na ay baat yu ñu war a wax xam naa ni pour suñu doom yi pour buñ ñu juddoo nekk ay doom yu baax ay nit yu baax kenn du dara du leen mënal dara d'accord kon dinañ ut fii conférencier islamologue indi yaa koy andi yaa koy andi d'accord léegi Aïcha yow est-ce que am nga loo ñu mën a may tuuti waaw déjà li accompagner intimité wu couple yi comme ni nga ko waxee tout au début dañ ciy dox voilà donc pour wane rek exemple dañuy jël li nga xamante ne dafa am importance ci jigéen waaw mu genre yu mel nii di wéetali ndiggu jigéen warul di wéet am na góor yoo xamante ne dañuy soxla buñ la jegee ñu am lu ñu daj loolu dafa am solo wala ngay dox mu yëngatu ñu ñu waxuñu nag ñi nga xamante ne dañ koy jël muy yëngatu ci mbedd mi fooroom loolu moom ñàkk classe la ci man sincèrement man loolu moom mbedd bi moomu ko voilà du pour mbedd mi au fait pour sa borom kër la pour sa couple la discret daal voilà léegi nag tey jii nii en plein jour mën nga takk yu sew yu oyof yoo xamante ne du def bruit bay génn di sonal nit ñi wala nit ñi di ci bàyyi xel boo nekkee ci sa biir néeg nag foofu nag lu la neex defal waaw foofu moom lu la neex defal donc li accompagner biir néeg yi sër yaa ngi fi gis nga nii dañuy wax sër ñenn ñi boo leen waxee man nag ni may gis nii Charnel damay prôner pour consommer local super ba pare dama bëgg tradition bëgg naa loolu ñenn ñi dañuy wax naan waa yi dafa xeewi waaye Charmel li xam nga ni boo ko xoolee gis ne xeewiwul musul xewi déedéet du ma sa xew moo ma jaaxal am na ñoo xam ne dañu complexé pour ñoom bu ñu solu nuisette rek voilà foofu neexul am na nag góor ñoo xamante ne bëgguñu yi loolu tamit dafa mata bàyyi xel am na góor ñoo xamante ne dafa takk yii nii jëkkër ji ne ko yow lii mooy lan billaay noonu la fi amee waaw pourtant nag nañ ci wax tamit nañ ci wax xam nga ces genre de mari yi nga xam ne genre paañ yi waaw mu ànd ak ay plumeau wam nii du ba bëgg a dee dafay accompagner non Aïcha il faudra donner il dafay accompagner vie de couple ci la bokk il baax na ci madame Diol tout dépend waaw baax na ci madame Diol baax benn xale bu ma yàpp waaw tànnalal sa belle série non c'est magnifique non dafay accompagner vie de couple te li ñu wax li ma wax sànq dafa am solo nii
nga xam ki nga nekkal lan la bëgg. mën nga ñëw jënd si jaar si coach Aïcha jënd ay paañ et cetera ay fer fekk nag sa jëkkër bëggul fer. waaw ndeysaan bëggul paañ. robe la bëgg comme yëfu tubaab. waaye nag foofu am na sama ñu may seetaan ñu ko xam ci man. da amoon na benn chronique boo xamante ne bindoon nañ ko ci même nit ki lu mu xamul daa am façon noo ko koy jàngalee ba mu xam ko. ak na nga koy solee. mu neex ko na ngay waxee ak moom. na ngay defee ak moom. waxal de wallaahi bu ko bëggul woon jour boobu la koy bëgg. waaye nag mu ngi dépendre ci ni nga koy defee bu fekkee ne da nga ñëw rek sol affaire yi rek ñëw taxaw ne zëmm ci kawam. waaw mais nag Aïcha nañ leen waxante dëgg. fii kenn newatu fi zëmm. les femmes font des efforts. ñi ngi def ku dem ba jëndi. yaa ngi bëgg faire plaisir à toi. mën nga jënd te daw xam noo koy. merci beaucoup foofu laa bëggoon ñëwee. si da ngay gis koo xamante ne day ndugg. boo demee tey ubbi fi muy def ay lingerie wam mu ngi ko teg mu ne gaañ a bari. non loolu c'est autre chose. maa bañ loolu gis naa ko. c'est autre chose. ki jënd tàcc. bokkul ak ki jënd ngeen ne xamul nu mu koy user. waaw léegi nag foofu mu ngi dépendre ci tamit fi nga ko jëndee exemple man boo ñëwee seet si ma. man moom da ngay ñëw ma defal la démonstration. wan la lu nekk ni nga koy solee lu nekk ak ni nga koy utiliser. loolu dafa am solo ki ngay jaay tamit muy man di sama yeneen mbokk yi jaay. boo amee client bu ñëw. mooy yoon sax da ngay toog nga waxtaan ak moom parce que des fois nit dina ñëw man par exemple comme je suis coach en développement personnel. boo ñëwee dinaa xam ndax am nga timidité bu nekk ci yow. ndax miin nga affaire yi. ndax am na lu des. léegi nag ci ni ngay ñëwee ci noonu laay waxtaanee ak yow. bu ma gisee benn timidité bi benn kersa bi ci yow. foofu laa koy dindee déjà ñi may seetaan xam nañ ko ci moom parce que dinaa la won bu boobaa naka ngay comporté wu lii ak lii boo koy utiliser je pense que sax sànq avant ñuy commencer am na lu ma la ci jot a expliquer voilà parce que lu nekk ak ni nga koy defee ba ki nga nekkal bëgg ko même bu ko xamul woon bu boobaa la koy découvrir te bu ko découvrir mu nga nekk soxnaam foofu lay gën a neexee. waaw mais dee leen waxtaan ak ñiy jënd si. yii man de ñi may seet si ñu ngi waxtaan te xam naa ni tamit ñi jege. gis nga li nga wax noonu. comme ñawkat yi bu ñu ñëwee ñoom dañuy sol photo. merci jaay seen ñaw. yéen tamit ñi ñëw di jënd si war ngeen mën a. wan leen niñ koy defee ak solee. effectivement. loo gis rek di déroulé surtout nga nekk nag madame. waaw teg ca surtout. jàngal bi day gën a yomb. dafa am solo dafa am solo. Charmel fi ñu toll ni mënul jàngale kat. maa ngi doon jéemoon Ndeye Fatou. léegi Aïcha ça t'arrive souvent daa am ay clients yi nga xam ne par exemple góor bi mooy ñëwal boppam comme li Ndeye Fatou wax am na ñuy dem jëndi ñëw andi. waaw est-ce que góor mës na ñëw ne la man daal kii sonn naa deful dara deful lii est-ce que ça t'arrive? am na si am na une fois ñu ñëw xamal ma ni soxna si daal dafa jéemul dara daal. dëggantaan des fois du la yónnee soxna si tam nga waxtaan ak ankay des fois da ngay gis ñoo xamante ne dañ may woo ne ma Aïcha aw ma jot pour ñëw mais dinaa la boole ak madame. dinaa ko jox sa adresse jox ko sa numéro soxna si ñëw toog. bu ñëwee toog day fekk na jëkkër ji wax na ak man lu bari. ci li ko manqué ci biir néegu sayam. moom ku góor gi xam ne bëgg na soxnaam mais ndaw si daal dafa deful benn effort ci côté boobu ci moom ay bëgg-bëggam soxna si sax xamul li mu bëgg. am na ci ay góor. est-ce que xam nga ni fi nga taxaw noonu baax na. soxna si xamul lu muy bëgg elle connaît pas son corps. xamul sax lu neex ak lu naqari. déedéet. c'est grave. et pourtant noonu la amee. noonu la amee. am na ci ñoo xamante ne il faut nga toog ak ñoom wax leen ñoom comme am na séance yoo xamante ne bu ñu koy def en coaching dañ lay dimbali à ce que nga toog yow kese nga étudier sa bopp sa corps donc du ñu yegg ci wax ji. parce que voilà mais dañ leen di gunge pour ñu xam seen corps. parce que ñu bari xamuñu seen yaram. waaw léegi nag yow boo xamul li neex ak li naqari loolu yëpp day andi problème ci seen intimité. c'est vrai lool bu baax. léegi nag loolu mooy faral di tax yenn góor ñi di ma yónnee seen soxna ñu ñëw toog ñu waxtaan. nga invité leen am na ci nag ñu dëgër bopp. waaw di nga gis ñoo xam ne dinañu ñëw nga waxtaan ak ñoom. wax leen ni ñuy utiliser
bu ñu demee non bu ñu demee duñ def dara ñooñu bëgguñu seen des fois nga jotaat seen jëkkër ñu ne la ah soxna si de mu ngi nii toog kon bëggul deful dara yi mu jëndoon dem na voilà mu lang ci moom nga naan sama jëkkër mu ngi doxaan fekk yow yaa def li tax mu bàyyi la fi parce que am na besoin bu nekk ci moom mënoo ko satisfaire mais il est obligé d'aller voir ailleurs d'accord ba tey bëgg naa mais kooku ngeen ne dafa dem dëgër bopp xëy na yéen a ko jàppee dëgër bopp mais kooku bu demee jéem yaramum dëgër mu jéem ba sonn xam nga tamit loo yëgul yaram bu dëgër loo yëgul dara moo caaral sa bopp kay yaram bu dëgër non dafa am ñoo xamante ne dañu xamul man si sama xalaat boog dañu xamul ñenn ñi dañu dëgër bopp ñeneen ñi dañoo bëggul ki ñu nekkal waaw yooyu yëpp am na parce que ki nga nekkal boo ko bëggee même bu dul bu kenn bëggulee du dem parce que tey jii nii tension intime am na ñoo xamante ne li leen di tey mooy c'est la famille nit ñi dañuy wax su ma demee nit ñi dañuy wax su ma demee waa suñu waa kër je me dis que da ngay sonal sa bopp sonal ki nga nekkal waaw parce que bëggoo parce que bëgguloo sincèrement loolu sax warutee nit loo dem bay dugg ak ci ki ngay dugg yow war nga xam ne kii da nga koo bëgg malheureusement nag ñu bari ñu ngi ci biir sëy yi léegi bu ñu defee loolu tamit ku jigéen ñooñu parce que il faut que ñu xuus ci bànneex bi ñëw yëg-yëg bi ndax andil nga ma fi ay bagages yi nga xam ne maa ngi leen di gis ni dañ ma ko tojal benn par benn ku yëgul kooku dara kooku ndax man tey kookoo ma sonal loo ko mën a jox wala loo ko mën a wax wala fu muy xamee fa muy laal ci boppam la muy yëg ci yaramam ba keneen mën ko faa laal mu yëg boppam d'accord waaw maa leen andil yi man moom comme li ma la wax je prône pour le traditionnel l'africanité man dama gis nga Afrique lépp a ngi fi malheureusement Sénégal dañu foog ni lu ñu importé wul jëlewuñu ko ci tubaab yi rek baaxul te xamuñu ne moomuñu jonge moomuñu li déedéet moomuñu ko te produits yi ñu lay jox sa est-ce que xam nga ko xamuloo ko malheureusement donc tey jii nii déjà dañuy ñëw ci bii mélange bii nii moom laa tuddee bien-être war nañoo xàmmee produit yi ci nekk bii moo nekk en poudre Ndeye Fatou décortiquer boobu moom mag la waaw ak kii bu ñu mocc bi voilà lii na xam xasu aldanke les feuilles aldanke ak feuille de jeka moom la ñuy mélange gis nga poudre nii moo nekk en poudre tamit d'accord poudre bee nekk nii voilà gis nga lii nii poudre bi moo gën a efficace dafa baax am na ñoo xamante ne peut-être bu ñuy tayalee nekk di raxas di defar kii fekk na yii defar nañ ko ba pare yow da ngay jël rek def ko sous forme d'infusion te naan muy bële tamit da ngay baxal di naan yi cuillère bu ndaw rek ngay jël kese def ci ndox bu tàng moom luy njëriñam ci ñun moom gis nga dafay raxas lépp lu nekk ci yaramu nit ki te dañuy foog ne nag jigéen ñi rek ko moom mais góor comme jigéen lépp lu nekk ci deretu nit ki da koy raxas ba mu set infection mauvaise odeur da ngay gis ñoo xam ne dañuy am sécheresse vaginale lii da leen di dimbali bu baax lii kese bu ñu ko jëlee da leen di dimbali ci sécheresse vaginale ñenn ñi seen sécheresse vaginale li koy provoqué mooy ay infection et cetera léegi yii nii bu ñu koy faral di naan di ko boole ci seen dund dina leen dimbali ci seen yaram ba nga xamante ni que parce que bu fekkee ne da nga am sécheresse tey mënoo yëg plaisir parce que bu boobaa da ngay wow da ngay obligé uti ji ay lubrifiant pharmacie et cetera alors que gis nga suñu produit maam yi da lay defar ba pare defar sa teint boo seetloo làkkat yi dañ ko bëgg parce que dañ ko xam ci bi ñu nekk xale lañ leen koy jàngal wan leen ko donc loolu moo tax yii nii dafa am importance ci jigéen mu koy utiliser et même góor ñi parce que góor tey impuissance mu ngi commencer déjà circulation sang bi bu demul normal mën na favoriser sa impuissance sexuelle parce que sang bi circuler wul normal tant que sang bi mu ngi circuler bu baax dina la dimbali bu baax ci sa intimité donc góor ñi tamit baax na ci ñoom mais da nga ñëw sànq ci benn affaire muy jigéen bi nga xamante ne mënul yëg plaisir xamul lan mooy bànneexu sëy bari na torop te li koy andi
lenn bokk na ci muy stress da koy andi gis nga ensemble bii nii mooy pour jigéen ñi nga xamante ne duñu yëg plaisir xamuñu bànneexu sëy duñu yëg seen bopp wan ko jigéen def nañ façon bu nekk li bisaab la bu ñu xoolee tout est naturel ay écorce la avec des feuilles mu ànd ak bisaab comme jus nga koy def d'accord boo paree di ko naan à chaud voilà da ngay teg sa bisaab cuillère moom tamit une cuillère ngay jël def ko ci sa bouteille yu 1 litre te boobu bouteille yu 1 litre boobu noonu une semaine mën na la tenir balaa nga koy utiliser waat mën na durer parce que am na koo xamante ne tey bëgg na ki mu nekkal lool mi xalaatu àdduna jàpp na ko wala feebar wala liggéeyam andil na ko stress boo xamante ne amul temps wu reposer wu ki reposer wul nag mënoo am xel muy dal bay nekk ci leneen léegi nag kooku noonu tey li koy dimbali mooy bu mu nekk nag góor bu compréhensif bu ñëwee moom tamit ñoom ñaar ñëpp dañuy liggéey d'accord mais boo xoolee sa soxna sonn nga gis ne kii ça ne va pas yenn saa yi toogal nga waxtaan ak moom stress bi nekk ci xelam wala mu nekk problème lu mu mënti doon moom waxtaan ci sax moom moo ko mën a voilà moo ko mën a wàññi même bu ko dindiwul yëpp mu wàññi ko le fait que muy toog di ko waxtaanee ak jëkkëram rek day wàññi lu bari ci moom ba tax na bu ko soxlaa feneen xelam dina mën a nekk ci loolu donc am na ci ñoo xamante ne loolu mooy nekk seen problème loolooy tax du ñu mën a yëg réellement bànneex ci seen biir néegu sëy donc dañuy obligé ut beneen solution muy utiliser yi nga xamante ne c'est li may wax rek naturel mu dimbali leen. Sénégal dafa bari ñu xamul. dafa bari ñu xamul ak a bari. bari nañu xamul ak a bari nii am na ñoo xam ne tey lañ koy soog a gis. tey lañ koy soog a gis billaahi am na ñoo xamante ne mën nañu ñëw teg nga di leen ko expliquer lii moo leen mën a faj. billaahi da nga leen koy expliquer xamal la ñuy préférer jënd produit européen moom la ñuy préférer peut-être que ñoom loolu la ñu gën a wóolu. man loolu laa leen di wax de toute façon xam naa ni avec les produits africains suñu maam yi liñ ñu fi bàyyi mënoo gën a am lu gën a fort loolu. suñu maam yi ñaataat lañ dund. merci. ay 100 ay 99. duñu jàmbat sax yenn yi 14 di doxal seen bopp di waxal seen bopp chinois yi lii rek la ñuy dundee. chinois xamul ay garab ak gis naa chinois lan benn couple bu ma gis ba fi démb. lu ñu am 100 lan 125 ans xaw ma 119 ans xaw ma. xoolal loolu. ña ngay dox seen soxla ci tali bi àndandoo màgget ba sëgg te ñu ngi dox seeni soxla. parce que ñoom boo xoolee chinois du naan lu sedd xob lay dundee. partie boobu dama ciy ñëw si jigéen ñi gis période bi ñu gisee seen règle yi. dañuy faral di naan ndox mu sedd. faral di naan boisson yu sedd lu sedd sang bi di coagulé aussi sa biir yaram. boo gisee say règle il est préférable nga utiliser di à chaud di naan lu tàng soit thé am nga thé sa kër d'accord nga jël sa thé di naan lu tàng billaay dara gënu ko am na ñoo xamante ne boo leen doon expliquer ne lii de te pourtant dem nañu faju ji ba sonn soit muy infection wala et cetera te amuñu solution day ñëw rek day dem ak a ñëw waaw loolu moo ci nekk gaawul de dañ ciy xuus merci beaucoup à nos internautes ñoo ngi leen di nuyu di leen sargal Mame Aram Kane merci beaucoup nee na Aïcha elle est trop pertinente Dieu Fall ak ñi ci des ñu ngi leen di nuyu bu baax et tout léegi Aïcha ñëwagoo ci kooku yëgugul boppam ba tey kooku tey foog mu yëg boppam tey tey kooku damaa bëgg tey mu yëg boppam kooku déjà li ma koy njëkk conseiller mooy mu raxas déjà intérieur am raxas deretam raxas biiram ci produit yi ñu am muy soit bii nii gis nga bii nii bokkul ak bii ba léegi bii mu ngi ñëw tamit ci plaisir day ñëw ci plaisir dama koy njëkk jox bii kit gindoo bii mu def ko di ko baxal moom tamit di naan à chaud toujours à chaud boire à chaud di ko naan ba pare loolu noonu raxas intérieur am ba pare mu soog a jël kit bale nale moom laa tuddee drogue douce waaw voilà moom laa tuddee drogue douce parce que moom en douceur lay agir ci sa biir yaram nga yëg sa bopp te dara xewagul très bien te naturellement mais bii dafa am xob am na poudre
am na ceeb bi am na digije voilà am na bonbon yii nag ay plante la yoo xamante ne du sax fii Sénégal mu ngi sax le plus souvent soit au Mali wala Côte d'Ivoire d'accord li ci ëpp donc plante yii nii plante la yoo xamante ne ñoom làkkat yi xam nañ ko bu baax ba dañ ko boole ci seen alimentation en fait d'accord foo dem ci ñoom di nga ko fa fekk ndax xam nañu njëriñ yi nga xamante ne tey jigéen bi nga xam ne du tooy mu ngi am ay infection mu ngi am relation intime ak borom këram mais demeewul noonu c'est parce que peut-être intérieurement am na luy xew peut-être jëkkër ji sax mënu ko ko wax mais yenn saa yi boo xoolee sa réaction borom kër di nga xam ne intimement am na lu des tey jii herbe yi nga gis yi ñu ko tuddee kuduroni ñoom boo koy faral di def infusion di ko naan day tax yow non seulement da lay protéger contre les infections mais day tax ngay lubrifier naturellement tu n'auras pas plus besoin d'acheter des lubrifiants day tax intimement que tu sois chaude au lit et que tu puisses exciter ton homme. D'accord. Non bii moom bii dox na mais dafa am yeneen yoo waxagul te ndeysaan sama temps bi gàtt na loolu am naa lu ma metti donc jigéen bu dul tooy xam nañ ko ñun ñëpp mooy ñi am sécheresse vaginale mënu ma ko woon wax léegi man yet bi laa bëgg d'accord yet bi dinañ ci ñëw jigéen bu dul tooy mooy booy di sekkanteeg sa borom kër tooyoo nga am sa kanam nga waw voilà doo ko yëg daf lay gaañ dafay metti mu am douleur si ngay utiliser suñu day metti ci moom tamit sax day metti ci ku ji waaw parce que da nga gis jigéen ñu bari dañ naan la man su may sëy ak sama borom kër day metti ba ñoom dañuy ragal sax sëy bi mais ñee tamit dafay metti ci voilà ci ñaar ñëpp lay metti jigéen bi la gën a metti daa lu ñuul li bii nii waaw yëkkati waaw xam nga sama xale góor yi waxagoo leen dara am na yu ma gisoon fii xale góor yi li mu leen wax yëpp pour ñoom la wallaay pour góor ak jigéen gis nga ñoom feuille de jeka ñu ngi fi ñoom ceeb kese ñu ngi fi ñu ngi toog ñu ngi naan ay waay ndaw am na yoo xamante ne mu ngi nii am nepp xam nañu nepp base bi lan la ñi nga xam ne dañu bëgg dañu sentir ne dañu xaw a yaatu et cetera yooyu dina leen dimbali ak feuille de jeka bi mu rétrécir leen comme après accouchement góor ñi damay ñëw ci bii tenga ëf tenga bi balaa may ñëw ci cravache bi sama cravache bi ngeen boobu ba tey ci nga war a wax alors bii nii déjà ëf tenga bi masturbateur la dafa ànd ak lubrifiant moom jigéen bi nga xamante ne tey moom mu ngi jëkkëram mu ngi ci moom peut-être mu gis ay réglam jëkkëram yëg boppam amul beneen solution ëf tenga da lay dimbali parce que niñ ko bindee day mel ni comme si c'est égal au sexe féminin voilà donc comme kanamu jigéen lañ ko defaree donc ku jigéen ki moom mën na ko utiliser avec astuce mën na satisfaire borom këram am na ñoo xam te mën ngeen ko utiliser aussi si préliminaire yi dafay bañ Julie Dia Dramé Aïcha cravache bi la gars yi di laajte waaye cravache bi nag moo ngi nii cravache bi waaw dafa am fouet bu gàtt am cravache non façon pour laxasoo la man pour dama foogoon da nga koy dóore non du pour la c'est que Charmel ma non da nga koy utiliser avec astuce na fekk nga préparer xam ne tey jii nii du yomb nga préparer sa borom kër ku góor gi sax bu ko neexee utiliser ko moom donc tey jii nii ak ni ngay ñëwee ci sa kanamu borom kër yow mi jigéen ak say feem ak say façon waaw nga koy jox ay coups yu ndaw rek mu koy yëg ndànk rek Charmel man li ma bëgg xam mooy est-ce que yéen ñi koy jaay yéen a ngi koy utiliser ñun de ñu ngi góorgóorlu bu baax ci bagage yi te dañuy utiliser tamit yaa ngi koy utiliser dañuy utiliser kay ba mu neex xam nga dafay laaj tey jii nii yii
yii nii xam nga nekkul loo xam ne chaque jour nga koy utiliser. waaw. tey par exemple soo bëggee feem rek. nga bëgg am envie dem week-end. ak sa borom kër xanaa doon ne ma ne li nga doon def chaque jour. ci sa biir kër moom ngay dem yóbbuwaat ca week-end ba kon week-end ba du neex. booy dem week-end nag tey yii nii dama koy boole say bagage yii pour cas spécial genre ay week-end nga am envie créer waat leneen lu bokkul ak li sa borom kër daan gis. wala yow miy góor nga bëgg a créer leneen lu sa soxna daawul gis. nga yóbbaale sa cravache ci sa week-end. xam nga dañu ne femme intellectuelle yi jongewuñu. dañ leen koy xasee. te pourtant am nañu ci bari dañu jonge. aka moo ci bari ki ma xam madame Sakho Lalla Aïcha Dieng sama avocate boobu. yii dinaa ko dolli. waaw mais dañu leen di xas waaw te pourtant am na ci ñu ci xam yi. ñoom bu ñuy seen loxo di dem. bu baax dañuy togg ba mu neex. bu baax dañ nee naa dañ leen koy tooñee. mais quand même am na gaa nag ñoo xamante ne moom tey boo leen doon expliquer yi yëpp da nga leen di sonal. waaw mais voilà pardon. voilà ñooñu ngay expliquer lii ñu leen di sonal d'accord xamuñu ko. mais c'est possible hein de moi c'est fort possible. nit ñaa ngi sëy tamit. seen biir néegu sëy comme tu dis. laaluñu lii lépp. mooy suñu temps wi waajur yi. nañu ma jéggal. soxlawuñu woon lii. mais dañ ko doon dund. waaw bu baax boobu moo dàq suñu bos. léegi nag foofu bu boobaa lan moo fay nekk mooy comportement bi ngay am. ak na nga koy defee. waaw ñun lu tax defuñu loolu. ah waa xam nga. ñun yii yëpp sonn nañu. malheureusement. waaw. xam nga yii nii nga gis nii yëpp sax du chaque jour nga koy utiliser. waaw astuce nii non astuce boo koy utiliser chaque jour sax da ngay dem ba day sàppi nit ki. de temps à autre ngay utiliser bagage yi nii. léegi nag booy dem tey jii nii naturellement. kay lay tax mu neex. mooy yow nga xam sa intimité boobu. li lay yëngal li nga sentir waaye nag xam sa partenaire moom li muy sentir li mu bëgg des fois dañuy nit ki day dem naturellement mais terewul moment intime yi neex. borom kër gi kontaan. soxna si kontaan dafa am loo xam ne mais nag ca defin gi la. waaw am na loo xam ne mën nga ko def comme yi ngay jaay ni mën nga ko sol ñëw ne ko waaye yow xoola tey bi ma fël fi ma fëlee. neex na la wala neexu la. di nga mun dalay tontu bu baax. bu baax dafa baax sax ngay ut seen réaction yooyu noonu xam nga bëgguma nga ñëw rek ne dëmm ci kanamu nit ki. loolu neexalul ko même bu fekkee ne utiliser woo yii. waaw nga woddoo sa sër bu weex kese. takk ñaari fer rek. mën na laa neexalal sa guddi. mais mu ngi dépendre ca na nga koy defee. ak aussi que tu sens bon. muy ci ku góor ki di ko ci jigéen ki. du jigéen kese moo war a utiliser des brûles parfumées pour xeeñ neex. du jigéen kese moo war a xool moom intimement est-ce que ça va. mais tamit ba tey sa jëkkër bu ko deful nga utal ko tegal ko. waaw. jàngal ko bu baax waa di ko defal. balaa heure bee jot nga teg yi ngay teg. moom bu dugg sere war na xam ne. waaw ne la waaye luy xeeñ ñi. voilà du xam foo ko def ci biir néeg bi. voilà du xam ci mbàjj bi la. du xam ci boppu lal bi la. moo tax xam ci njëgënaay comportement. suñu maam yi suñu yaay yi amuñu woon accès wu bagage yi. waaw mais comportement. moo tax ñu raw malheureusement nag. ñu bari amuñu comportement bi war ci seen biir néegu sëy surtout nag li leen sonal mooy patience amuñu ko seen biir néegu sëy mën nga tey approcher sa borom kër wala yow mi góor nga approcher sa soxna fekk instant boobu nga koy approcher xelam nekkul ci yenn yi. man am na benn nga gedd nag. am na ku góor ku seetaan naan non kii dafa soof émission bi. mu ne ma soo demee am na lan laa la dénk sax loo leen war a loo may yóbbul jigéen ñi. këj ka jaaral rek seen kër. xam nga kuy këj ka jaaral taloo. déedéet taloo yi. am na. toujours yaa ngi mais lan moo ko këj ka jaaral loo. lu mu mën ci doon ji loo neexal mu neex. mais ñoom nañu leen neexal tamit. waa des fois nga gis affaire bi deux lañu wax couple lañu wax. nañu bàyyi rek ku góor ki nekk di kaas wala di xóotu wala di ko seeti feneen. ku seeti feneen gis leneen bàyyi la nga yor. dafa leer nañu neexal nañu nekkal. dafa leer fii koo fi neexal sa kër wàcc. dafa leer moo tax ñuy wax toujours ñuy prôné communication. voilà
yow boo ñëwee ne jàkk sa soxna nga gis kanamam war ngaa xam ne kii ndax ça va ou ça ne va pas. si ça ne va pas ah waaye neexal ko ndax des fois jigéen ñi xamatuñu jënd or may ko jigéen. dañ naan la taluñu ko en fait. lekk bu neexee dañuy lekk ba suur daal di des fois sax xëy na ñu fàtte neex na. des fois ñu fàtte. waaw des fois sax am na ci ñoo xam ne. comme yóbbu seen jabar yi weekend. dafa baax wallaay dafa baax. dafa baax parce que kii liggéey chaque jour nga nekk ci activité chaque jour day baax nag sa ki nga nekkal mu may la tuuti temps ngeen nekk yéen kese mu delloo si waat sa xel delloo si sa yaram dellu si waat nga nekkaat boo ñëwee da ngay nekkaat ci activité. déglu leen seen connecté bi nee na wuyu leen seen ay question nee na est-ce que mën nga am sa soxna sa jabar nga liggéey ba wàcc sonn loolu soxla sa jabar ndaw si di bañ wala di la tere boppam. am na mi ngi fi fees del bari na fi waaye man de diggaluma ko kenn ku ko def gis ko pour bañ da ngay ñàkk bañ pour lan la au fait da ngay dégg mu naan non dama sonn dama nekkoon ci xale yi dama nekkoon ci waañ bi et cetera ma boole waañ beeg sa jëkkër bu ñëwee da nga war a am jotam tey jii nii ñëw na am soxla na la yow nga tal leneen non xoolal bàyyi ba suba bàyyi man de sincèrement diggaluma ko benn jigéen. waaw am na bu dàq boobu sax am na question bu dàq boobu ndaw si nee na waaw góor yi di la bëgg a rey ak damaa am réunion ak maa ngay dem mission. yow ku jigéen ki nga toog di xaar di sëy bi. ñu ànd ak beneen xale. non wër na dëkk bi yëpp mission na fu ne réunion na fa. balaa muy ñëw. ndeysaan yow yaa nga ca sëy ba nga dem jëndi sa. defar ba mu neex waaw. di ko xaar waaw préparer sa guddi. mu ñëw wan te dina dafa soxla. dañoo sadik nag dañoo am nu ñu mel. non dañu am melokaan nag da nga sonn ñoom ñoo waaw effectivement boobu tamit dafa am. des fois góor sax dina dugg si. waaw gis naa si ñoo xamante ne décoré nañ seen néeg ba mu baax. pétale de rose bougie. teg seen huile de massage pour rek seen jëkkër bu ñëwee ñu massé ko yaramam wàcc xel mi dalaat ñu nekkaat ci leneen ñu teg def lu ne teg seen i bagage ak lépp préparé wu xeeñ neex defar kër gi daal ba mu ne booy waa ji ñëw salaamaaleykum bi sax na mu koy waxee rek na mu lay nuyoowee rek commencé na la nga commencé perdre sa moral nga commencé frustré wu léegi nag fi mu ñëwee xam nga ni kii ñëw na ak beneen kanam nga xaw a wàcc defaral ko mu sangu defar ñëw tegal ko réer defar ko lu ne waa ji pare tëdd ci kaw lalam aj kanamam dëgg la day am te malheureusement femme bi préparé na lu ne yow mi góor nag boo ñëwee boo xoolee war nga xam ni sama soxna am na lu ma préparé loolu déjà boo ñëwee rek da nga war a encourager nit yow si yoon dañ koy gis si yoon gis nañ lépp des fois da ngay gis ñoo xam ne gis nañ lépp mais seen li la neex la ñuy def loolu loo mënti indi coono goo mënti indi war nga koo nëbb ak noo sonn waaw ak problème boo mën a àndaal waaw gis nga ne tey sama soxna def na effort lii mu la defal du pour waa mbedd mi pour yow la wax leen de pour yow moo tax mu jël temps jël xaalisam jënd lu ne ñëw teg boo ñëwee ne jàkkaarloog loolu même boo sonnee dégg moo la wax li may wax on n'est pas obligé ngeen yegg ci acte sexuel non vous n'êtes pas obligé mais ñëw nga sonn nga amal neneen noo naxanteeg moom mu am noo leen waxtaan na ngay waxtaan ak moom sa comportement rek day tax soxna si bu naroon mer dootul mer góor ñi nag dafa ñu baal ma daf ci am ñoo xam ne dañu soxor torop waaw am na góor yu soxor yow jigéen yàlla na la sa jëkkër bu la soxlaa par force jox bañ waa ñoom sa jëkkër sa jabar pare loolu yëpp teg ko ñu si bari duñ ci bàyyi xel sax loolu yëpp teg ko te am na lu ñu waxul Aïcha juum nañu mais am na lu ñu waxul mënoon nañ ne affaire bi neex na loolu sax mais léeg-léeg mën nga sax bañ a egg ca mbir ma mooy li ma la wax léegi mooy li ma la wax léegi nii rek préliminaire kese na ngeen di toogee di waxtaan di raayante di sourire bi nga koy sourire rek xolam di neex rek loolu dafa neex kese sonn nga ñëw nga ak stress gis nga ni soxna si teg na affaire u massage et tout d'accord da nga sonn ne ko xamal na nga koy waxee madame tey moom dama xaw a fatigué mais xoolal dama bëgg nga massé ma rek sama yaram bàyyi non suba mooy dàq loolu jigéen boo ko wax
lu mu mënti woon préparer du la mere parce que xam na ni sëñ bi tey coono daf koo jàpp di ngeen waxtaan déggoo ku nekk tëdd na law ngeen jàmm ne ñooy waaye ñëw fas sa kanam ñenn ñi nag dañuy ñëw fas seen kanam yor seen téléphone di WhatsApp wax ak jigéen di waxtaan ak seen xarit wala ak ñeneen i jigéen waxtaanuñu ak seen waxtaan ak benn xarit jigéen ñi la ñuy waxal di waxtaan ak keneen fekk yow soxna si préparel na la xam nga loolu tamit c'est frustrant nañ ci bàyyi xel neexul si xol gis nañ fi yu bëri gis nañ fi ñi nga xam ne tamit ci digg acte bi nañ ma ko jéggal la ñuy nalaw loolu yëpp ci góor yi def nañ ko gis nañ yu bëri donc xam naa ne li ñu des ci temps bëreetul suñu émission bi neexoon na loolu Aïcha coach Aïcha ñu ngi lay remercier bu baax di la bàyyi yow tam nga joxe sa contact sa adresse pour gars yi ñëw seet si la parce que dinañ la soxla bon déjà ñu ngi leen di remercier ci invitation bi et di kontaan ci suñu teew fii émission bi liñ bëggoon wax yëpp xaju fii voilà xaju fi donc képp ku bëgg a seet si coach Aïcha bu Omaïssa Trading mën nga ñëw si Cap Amitié 2 wetu Gaspard Camara donc ñu ngi foofu mën ngeen ñu jot aussi si 77 860 48 45 wala ci 78 165 18 58 donc ñun ñu ngi yëngu ci lépp loo xam ne développement personnel la confiance en soi waaye itam am na partie séduction ñuy waxtaan ak couple yi di leen delloosiwaat di leen jaay tamit ay bagages yu leen di dimbali ci seen biir néegu sëy voilà donc ñu ngi kontaan ci invitation bi lii brume parfumé la pour xeeñ neex rek donc pour lingerie yi oreiller yi ak et cetera bi wax nañ ci ba pare suñu ëftenga bi waaw ëftenga bi wax nañ ci wax nañ ci ba pare toj nañ ko jaar ko dugg nañ fa génne nañ ko ba ñoom ay bougie de massage góor yi benn yoon benn boobu rek lañ fi am góor yi am nañ fi cravache am nañ fi bii am nañ sax bii di poudre de souchet bii day defar seen qualité sperme donc da koy defar attends qualité sperme moom lan mooy njëriñ bi waaw xam nga sperme bi nga xamante ne dafa ndoxee tey spermatozoïdes yi duñu mën a dox ca na mu waree ba pare yow sa qualité sperme bu baaxul tamit dafay am impact ci sa appareil génital kon ñun dañuy defar bay defar spermatozoïdes yi waaw qualité sperme dafa am solo muy bu baax na ñoo xam ne dañ lay wax ren nangam lii souchet ñëpp xam nañ ndiir donc lii mu ngi jóge ci ndiir voilà dafa baax ci jigéen ki nga xamante ne dafay allaiter dafa baax ci jigéen bi nga xam ne dafa bëgg tamit dafa jóge ci sécheresse vaginale frigidité et cetera ak ci góor ñi baax na ci ñoom gis nga sama pañe bu ndaw bi lii nii rek nga teg ko ci sa biir ne xam nga kenn du xam lan moo ci nekk c'est secret pañe secret laa ko tuddee boo ko tijjee ay bagages a ngi ci biir yu mën na accompagner biir néegu sëy am na secret yoo xam ne nag duñ ko wax ku bëgg a xam yeneen secret da ngay ñëw ci suuf ndax du lépp la ñuy wax ci kaw mais daal xam nañ ne daal ku ñu soxla mën nga ñoo contacter nga ñëw ñu jàkkaarloo waxtaan ci lu baree ndax am na yeneen ak yeneen yu ñu utiliser ci fellation et cetera préliminaire yeeg yëpp d'accord décortiquer ma sa pañe bi s'il te plaît d'accord pañe bii ngay gis nii am na cure-dent sucré waaw luy njëriñam cure-dent sucré day tooyal jigéen da koy tooyal day neexal jigéen te itam day tax cellules yi nga xamante ne dafa relâché woon mu dellowaat leen voilà dafa baax dafa saf suukar mu la neexee nga soccoo ko noonu waaye ci ñun am nañ beneen astuce boo xamante ne noonu nga koy utiliser mu gën a neex gën a non def ko ci sa biir ndox rek di naan ndox mi baax na waaw am nañ ci ñaari kese waaw mën ñaari kese mën nga ko bu dee bouteille bu ndaw mën nga ko def mën na def ak yow 1 mois ndox yow daal ndox mi day ko def sa ndoxu naan rek di naan tey boo ko defee ci bouteille 1 litre par exemple 1 litre bi da nga koy naan en une journée wala maximum en 2 jours nga dolliwaat ci ndox bàyyi ko mu fanaan mu yàbbi ci ngay naan dafa baax am nañ ci ay diamond milk yi yëpp c'est fait à base de safran moom tamit am nañ yii ay bonbon sucré moom tamit day tooyal mais am nañ tamit yeneen secret yoo xamante ne duñ ko génnee mais yi gën a boole jëkkër ak jabar
am na waaw. te doo ko wax ñu dégg ko rek ñu seet si la duñ ko waxee fii ku bëgg rek na ñëw mukk si àdduna kumpa la nañ dem. loolu moo tax ñu tuddee ko secret yooyu kenn du ko wax ci kaw. donc nañu xam ne rek biir néegu sëy yi il faut que ñu ci bàyyi xel ki ñu nekkal muy góor di jigéen ñëpp ci am wàll góor ñi nañuy xool naka la ñuy bégalee seen soxna yi pour ñu xam ko naka lañ leen di bëgg il faut ñu xam ki ñu nekkal mooy kan. dafa am benn affaire boo xam ne foog ma ñëw si jigéen ñi dañu bari façon am na koo xam ne clitorigène la am na koo xam ne vaginal la bu fekkee ne da nga ñëw fekk sa soxna nekk vaginal nga koy def yëfu clitorigène du ma sa yëg bànneex et vice versa. donc xamal ki nga nekkal lan ban catégorie la bokk ba pare. ci noonu nag mu ngi dépendre ci ni ngay séexeek moom. ci biir acte intime yi ngay xam di nga xam réaction nit ki boobu dafa nekk loo xam ne mënuñu si tricher de trop. mënuñu si tricher de trop certes mën nañ simuler nii mais am na point yoo xamante ne mënuñu si tricher de trop. di nga xam ne point bii ma laal sama soxna kat neex na ko. des fois nga ñëw andi cadeau sa soxna am nu mu defee nga xam ne kii li ma ko andil neex na ko torop da nga ciy bàyyi xel bu subaa jigéen tamit noonu lay defee ak góoram donc nañ ciy bàyyi xel ñu gën a toppatoo soxna yi góor ñi ngir yàlla nañuy bàyyi xel soxna yi di leen jox li ñu moom booy jox mbedd mi li mu moom sa famille sa liggéey fàtte ki nga xamante ne mu ngeek yow ci biir kër gi jural la njaboot wala mu ñàkk la jural njaboot mu ngi ci biir kër gi yaa ko takk mu nekk sa soxna bàyyi ko xel delloowaat sa xel ci moom am na solo. merci beaucoup Aïcha ñu ngi lay remercier ci sa invitation bi nga répondre kontaan nañ bu baax. am na solo Ndeye Fatou looy tàggoo. maa ngi tàggoo li Aïcha wax rek li ñu commencé woon góor ñi nañu dimbali jigéen ñi. am nañu bëgg sëy mën a sëy di daj lu ne ci sëy jamono ci ñu toll te ay xale yu ndaw lañ di muñ di gis lu metti lu ñu war a fippoo pour dem ñu ngi toog di ñafe pour lan seen njëriñu doom ëllëg ak dañoo bëgg waaj gis nga jigéen su bëggee loo ko mënti wax du tax mu dem loo ko mënti def du tax mu dem nga def lu ndaw mu dem wallahi nañu jàppale jigéen ñi bëgg nañu sëy jigéen ñi tam dolli góorgóorlu rek yaa Sénégal jëm kanam maa ngi tàggoo maa ngi nuyu àddina bi yëpp ndax monde bi yëpp ñuy seetaan du Sénégal rek ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay maa ngi nuyu fa ma jógee Médina ñu ngi suivre affaire bi par ndànk-ndànk maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér ñëpp nañu am gudd fan ak wér yàlla jàppale ñu waaw amiin maa ngi nuyu sama yaay yàlla na fi yàgg te wér ànd ak wér lool sama papa fa mu nekk gënal ko fi mu jóge yàlla taxawu ko numéro bi nag moom Ndeye Fatou borom jàmmalay couture moo fi jaar tey 77 152 24 88 d'accord ciao d'accord Aïcha voilà Charmaine ñu ngi kontaan bu baax ci invitation bi di wax ni fii suñu kër la te kontaan nañu ci toog biñ fi toog donc xamuñu dañuy jàng même ñun tamit dañuy jàng jéem a jàngale waaye lu ci baax rek ñu xam ne du ñun yàlla la lu ci dëng tamit ñu ngi ci jéggalu bu baax donc ñu ngi remercier ñëpp remercier ñi ñi doon seetaan waaye di remercier tamit sama équipe ñi nga xam ne parce que man rek du man maay Omaïs am naa équipe derrière et te c'est ma famille donc mën naa ne li entreprise familiale la te jàppale nañ ma torop ci liggéey bi donc muy samay sœur samay frère beau-frère sama yaay moom bu ñuy defar sax moom mooy toog xool ndax baax na wala baaxul mu wax donc ak nag maa ngi gërëm bu baax di ñaanal bu baax sama borom kër ñu fa ño ko bàyyi Samba borom maam yi buuri moom tey bu ma yegsee fii moom la su ma amee gënee gëm ki ma doon moom la kon maa ngi koy sant bu baax ci confiance bi ma jox pour bàyyi ma liggéey lii ndax yombul ndax du ku nekk moo lay bàyyi nga dugg ci lii mais maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér di gërëm famille wam aussi niñ ma jàppee di sant Sénégal yëpp di sant remercier clientèle yi parce que tamit tey
niveau bi ma yegg clientèle yi moo tax. Donc maa ngi leen di remercier Charmel ci invitation bi. Donc di leen jaajëfal rek di wax ba beneen incha allah. D'accord, merci à vous mes invités maa ngi leen di gërëm bu baax maa ngi gërëm sama internautes yëpp ñu toog di ñu xaar di ñu seetaan ñi fi nekk ak ñi fi nekkul parce que comme Ndeye Fatou ni nga ko waxee. ñu bëri nekkuñu fi. ñoo ngi leen di remercier bu baax. ñoo ngi nuyu suñu parents yi tam ci lañ bokk. ñoo ngi ñaanal ñi fi nekkul. maa ngi xalaat les naufragés du Joola. démb ñu ngi ci doon wax. maa ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla def fa ñu jëm. gënal leen fi ñu jógee. metti woon na loolu. naa ci frère. yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. Alors ce sera comme ça les samedis, on sera là le mercredi prochain Inch'Allah. Ce sera comme ça les samedis. Samedi astuce lay doon. Alors solution est là pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Léegi jigéen ñi liggéey lii samedi bu jot pare leen jarul may woo kenn yéen ñëpp a ngi ci biir ñëw leen ñu toj ko andi waxtaani dugg ci détails yi. samedi bi neex. Comme ça tey moom day xumb. Aïcha ki nekk ci kii lu wax nee na nga may ko lii ku doon ñaan. maa ngi remercier tamit équipe bi. ñi si ginnaaw équipe bi ñoom ñoo waral lii lépp. maa ngi leen di remercier bu baax ñi ngi si jàpp bu baax di remercier vraiment tout le monde xam naa on se dit à mercredi prochain pour beneen émission merci à tous. Merci beaucoup.